àndal xool ban taxawaay la ci amal beneen ponk ci xibaar yi mu di Mbuur mi wéy di jooy ba léegi ay doomam yi des ci géej gi ginnaaw ba ñu bëggoon a dem fële ca Europe jaarale ko ci ay gaalu loocoo lu toll ci juróom fukk ci ñoom ñoo ñàkk seenu bakken kilifa cosaan ak aada ya fa nekk ak ñi ngànk administration bi ñoom ñëpp ñu ngi àndandoo di waxtaan xool naka la ñuy mën a fexe waxtaan ak ndaw yooyu léegi ngir ñu bañati dem di lor seeni bakken. ñaari at ginnaaw ba ñu jàppee ay garab yu bon fële na le ca Touba Belel yooye produit taal nañ ko ci kanamu ordre des médecins ak kilifa yi faree foofule ñoom ñëpp joxe seen kàddu ne dinañ def seen kéem kàttan ngir gën a xeex garabu fraude yooyu le beneen ponk it muy xibaaru biti réew ak élection yi fële ca États-Unis Donald Trump ak Joe Biden ñoom ñaar nag la ñu rawantee bëreegul ba li ñuy mujjee jot ci ay xibaar ñoom Joe Biden moom moo xaw a ëppalaas tuut ci li ñuy duppee ay grands électeurs dinañ ci waxtaan ci nu mu gën a yaatoog suñu gan di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk chercheur ci université bu Baltimore foofu ci États-Unis xam-xamam màcc ci wàllum administration publique mbokki loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. naaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy door ak gouvernement bu bees bi ñu tabb dimanche bi la weesu seen conseil des ministres bu njëkk tey jii la li ci gën a ràññeetu nag mooy ñaari ministre yu bees yu tukkee ci parti réew mi bu Idrissa Seck moom lañ gën a coow sax naam am na ñeneen ñu dugg ak ñeneen ñu génn waaye loolu ëppal li ñu ci coow te kenn ku bokkoon ci coalition Idy 2019 ci élection palum njiitu réew mi di Hadjibou Soumaré moom nee na yëgul ni parti réew mi mu ngay lëkkaloog nguur gi ba sax seen ñaari ministre dugg ca naka noonu ko jiite parti réew mi di Idrissa Seck ñu jox ko ab institution mu di conseil économique social et environnemental moom Hadjibou Soumaré nekkoon fi ay jamono jëwriñ bu njëkk bàyyeekoo fële ca Côte d'Ivoire ci turu CEDEAO ca élection ba fay am nee na ñii di ay njoñam dina waxtaan ak ñoom ci ni mu gën a gaawee xool ban taxawaay la war a am ci mbir moomu lee Hadjibou Soumaré dañ koy déglu ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. coalition Idy 2000 ay gor ñoo ko séq ay gor ñoo ko séq damay insister bu baax ci loolu ay nawle ñoo ko séq gor ak nawle buñ ko séqee bu dara amee dañ koy waxtaan man nag dama voyagé woon maa ngi door a ñëw xaw ma nan la demee lu tax nan la yi demee ba mu lii am xaw ma ko donc damay maandu ba ñu waxtaan ma xam nu mu demee bu boobaa danaa wax li ma xalaat man toog naa ma dégg ñu ne coalition Idy 2000 bi sey na ci kii déedéet 2019 déedéet Idrissa Seck moom nekk na président conseil économique et social ñaar ñoo xam ne ci partem lañ bokk ci li ma dégg bokk nañ ci gouvernement bi keneen kan moo ci bokk. man maa ngi ci télévision xam nga bu foofu laa ko yëgee. Idrissa Seck gëj nañu wax balaa may jógee Ndakaaru te ay toog nañ lu yàgg sax waxuñu balaa may jógee Ndakaaru loolu moom mun naa ko wax parce que du fen boobu tax nag xam naa ne dañu amul woon ay réunion mais daal loolu mun naa ko wax léegi nag lii xaw ma vraiment nu mu demee damay mandu ba waxtaan ma xam. mu nekkoon ak yi ba Hadjibou Soumaré bokk ci coalition Idy 2019 ñu wax ci beneen ponk mu di mbëkk mi ak bakken yu bëri yu rot ci géej gi fan yi weesu Mbuur ñoom daanaka wàññi nañ ci lu toll ci juróom fukk yëf yi metti leen loolu ba tax collectivité lébu ba fa nekk ak kilifa yeneen yi nekk ci diwaan boobule yëpp ñu ngi toog di waxtaan ngir ñaax waajur yi ak xale yi ñu bañati jël gaalu looco yooyu le seen bakken di nekk ci xottu gerte ñu ne askan wi it faaw ñu dugal ci seen loxo bu baax a baax naka noonu it gouvernement bi tax xale yi amatuñu benn yaakaar bay jël gaal yooyu le Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. amul ma demb ku fi tëmbal gaal ne yaa ngi jëm Espagne da ngay dee si yoon bi ndax géej gi baaxatul. kaddu yi di kaddu jaraaf bu Mbuur di dëkk bi nga xam ne lu ëpp juróom fukki ndaw ñàkk nañu seeni bakkan ci géej gi. ñuy jaale nag mbokk yi nga xam ne ñoo génne àddina yëpp ndaxte sunu njaboot rek a dee li ko dale nag si Sénégal gépp te kilifa yi wax leen ak doom yi
wax leen nag doom yi doom dafa baaxoo fu minu jote fekk ko si kër bu minu jotee gisoo doom naa mu nga finance say moromam mu nga finance ma sàmb mu nga finance ma démb du dëgg du yoon njaboot day finance kër yi waa juróom. kilifa gox-goxaan yi di dalal ndaw ñi ñuy xamle ni nguur gi teg na fi ay matuwaay yu war a mën a tax ñu xeex ñàkkum liggéey bi. c'est vrai que dama ànd ak président Macky Sall dama yaakaar ko nag te lu ma ko yaakaar mooy lan pour que mu defal ñu ay mesures yoo xam ne xale yi dañuy am ay xëy te mesures yu ma dégg mu waxaat nii créé nag encore lu ñu naan benn ministère boo xam ne que pour informel pour jeunesse bi mais nag politique mënul tëb rek sotti foofu nag maa ngi ñaax gouvernement bii di ñëw nañu jàppale ba nga xam ne vision son excellence de la président Macky Sall lu mu am ak lu mu nar ci xale yi yàlla nañ ñu ko ñëw defal ñu ko rapidement pour xale yi am xëy xale yi tamit dama leen ñaan nañu nangu toog muñ ànd ak ngor jéem a accompagner politique état bi. kilifa yu dëkkee Mbour tamit di woo askan wi ñu fexe ba nga xam ni bu ñu gisee nit wala boog ñi nga xam ni dañuy bëgg a yóbbu nit ñi Espagne ñu yoole leen. convoyeurs yi dañoo jël xaalisu xale yi depuis 1 mois ils ont l'obligation d'amener xale yi te xam nañ ne xale yi mënatuñu egg dañu leen jël dugal leen ci gaal yi yóbbu leen ba booru Saint-Louis wala booru Mauritanie sànq leen dañ ne nag def nañ ñu mën def te xam nañ ne xamoon nañ ne mënuñu dem. mais comme que bañ nañ rembourser xale yi seen xaalis ñu jël xale yi dugal leen di leen dem di leen sànq te loolu mooy problème bi donc à un moment nag waajur yi ak citoyens yi ñoo jël seen responsabilité dem dénoncer ces criminels parce que ñooñu di jël ay gaal yi di yóbbu ay criminels lañ. njiitu conseil départemental bu Mbour daal di dem tamit ci ay kër ngir jaale ñi nga xam ne dañu ñàkk seeni njaboot ci biir géej gi. jërëjëf Abdourahmane Diallo ñu wax ci mbas mi ak tolluwaayam ci réewu Sénégal booy xool nag ci bilan bu mujj ministère de la santé génne lu toll ci juróom-ñaari téeméer juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay test yu ñu def fukk yi ñoom ñoo ci am jàngoro ji ñu ne juróom yi ay cas contact la yeneen yi ci des yeneen juróom yi di ay cas communautaire amul kenn ku ci faatu am na lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn nit yu ñu ne wér nañu ba dem nañu seen kër. am na ay garab yu ñu tegoon loxo ci atum 2018 ca Touba Belel te ñu ne fraude la woon muy lu bëree bëri ba ab àtte amoon ca sax nag loolee lakk nañ ko fële ca Diourbel ci teewaayu ay nit lu ci mel ni ordre des pharmaciens mi yàgg xeex lu ni mel ak kilifa yi nekk foofule ñoom ñoo ñëw ñëpp joxe nañu seenu kàddu ne dinañ wëyal xeex bi fexe ba lu ni mel génn ci réew mi ndax sonal na loolu askan wi rawatina seen wàllu wér-gu-yaram daf koy lor Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ñoo ñu teewal ci diwaanu Diourbel. ay produits pharmaceutiques yoo xam ni seen njëg toll nañ ci 1,3 milliard francs lanu lakk tey produits yooyu nag ñu ngi leen jàppoon ca Touba Belel ci at yi ñu génn tey nag lan leen lakk ci diwaanu Njaareem ordre des pharmaciens ne lii ndam la ci ñoom. ñu taal valeur 1,3 et quelques millions de francs tey suñ ko bàyyi woon mu dugg ci dëkk bi moo xam Touba moo xam fu mu ne parce que garab nit di voyager la garab di voyager donc loolu li muy indi ci yàqute li muy indi ci loraange kenn mënul xam nu mu toll. je pense que nekkul tey pharmacien rek moo war a jóg xeex lii c'est vrai que ñun la yàlla dogal ñu jàng ko muy suñu xam-xam également yoon teg ci ñun ne garab kenn mënu koo jëfandikoo ku dul pharmacien donc su ay nit jógee ni pour ñu am xaalis il faut que ñu dem di jaay ay garab je pense que loraange googu muy jur ñun ñëpp ñoo ko war a xeex. mu di xeex boo xam ne nii autorité judiciaire yi nee nañ seen yëf la léegi ndaxte dootuñu bàyyi kenn muy jël garab yu baaxul di ko dugal ci askan wi. léegi nekkatul jàpp sàcc rek wala agresseur mais itam dafa am leneen loo xam ne on va au-delà te mbas mi wan nañu ko mooy sàmm suñu wér-gu-yaram ak sàmm suñu environnement. xeex bi nag dafa fekk ne administration bi dana joxante loxo. moo tax ñu mën a am résultat bu toll nii Gorgui Mbaye moo di gouverneur bu région bu Ndiarème. ñun bu ñuy liggéey ñu indi résultat parce que réew mi foofu la toll administration da war a indi ay résultat tekk ci loxo nit ñi ba ku nekk population yi askan wi gis ne ñii kat seen njëriñ a ngi nii ku ci nekk mën na teg ci bët li ñu war a jariñoom mu ngi nii li ñu doon lor tam dindi lañ ko. yemuñu rek ci lakk ay garab wante tamit lakk nañ fa ay mbuusu plastique ak yeneen produits yoo xam ne nii dañ leen ca jàppoon ci région bi
te ñu leen di tere. ñu dem ca Tivaouane Peulh foofule askan wi ñoom la ñu lànk kandaare na ànduñu ci mooy ñu tabax ab lycée bu bees ci ab ferme agricole muy diwaan bu ñuy faral di béy di defee yeneen activité yu ni mel ñu ne nag kilifa yi faaw ñu ubbi ci seen i gët ci loolu le ndax ñu mën di wéyal seen liggéey bi foofu Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. Tivaouane Peulh mer ba futu lool lañu def li ko waral seen barab boobu nga xam ne nii fa la ñuy béyee ñu bëgg fa tabax ab lii di lycée ñoom nag nee nañ bëgguñu loolu tey bëgguñu ko ëllëg. tool bi 11 hectares la 11 hectares nekk Tivaouane Peulh ñun sax waxuñ sax Tivaouane Peulh mais dëkk yi ñu wër dañu leen talal la ko nañu ñëw daan fi seen doole yóbbu seen kër parce que àddina dara gënu fi leer dara gënu fi baag béy dunde te ñun ñii gis ngeen suñu doom yi ñu wër nii li ki wax léegi rek. kenn ku nekk rek naroon dem ci gaal yi fii ngay daane sa doole yóbbu sa kër àll bi yëpp tiitar nañ ko te ñun bañuñu lycée suñuy doom yi dañuy jàng segg nekk fii dafa bari ay espace kon comme 11 hectares bi nga xam ne moom la ñu yor Tivaouane Peulh war cee dund ñàgg war fee dund ñàkkura war fee dund ñun waxuñu Tivaouane Peulh rek de même ñi ñu wër dañu war a ñëw fii daan fi seen doole parce que mbéy lañu xam suñu maam yi mbéy lañu xam. gannaaw ba ñu ko defee ab ferme agricole ëpp na ñeent fukki at a ngi wow askan nag bëgguñu ci benn coppiteef loolu barab boo xam ne bii rek dañ koo jagleel wàllu mbéy. te président Macky Sall yow la ñuy waxal ñun jigéen Tivaouane Peulh dañoo bëgg nga bàyyi ñu suñu tool bi ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw pour ñu jël suñu tool bi dañoo bëgg Macky Sall nga jàppale ñu. dimbaliñ te yàlla tax nga bàyyi ñun jigéen ñi bu dee yow da ngaa bëgg jigéen te yàlla tax Tivaouane Peulh fii bëri na ay place ñun ñuy juddoo fii xam nañ Tivaouane Peulh bëri na ay place dañoo bëgg nañu dem ci place yooyu ñu bàyyi ñu fii suñu tool bi ndax suñu tool bi ñu jigéen ñi fii la ñuy liggéeyee ñun demuñu Europe demuñu Arabie Saoudi demuñu fenn fii lañ toog Tivaouane Peulh fii ñuy liggéey. mu doon lu leen métti lool wow askanu Tivaouane Peulh di interpeller kii di njiitu réew mi waaye tamit jëwriñ ji nga xam ne bii moom la ñu dénk. am na benn délégation bu groupe Futurs Médias bu ñu yebal fële ca Medina Baye ca Kaolack ñu dem nag joxe seenu ndimbal kii di xalifa général bi gis nañ ko sax moom Mouhamadou Mahi Niass gisit nañ ki yore kàddu njaboot gi ak imam bu grande mosquée bu Medina Baye groupe Futurs Médias bëgg rek indi as jàppalem ci gàmmu gi am foofule waaye it sàkku ay ñaan ci diwaan bu sell bi Ibrahima Diame Fally Gueye. comme ni mu koy defee at bu jot groupe Futurs Médias yónnee si waat délégation mu andi kon contribution ci gàmmu Medina Baye. ñoom ñëpp ñu ñëw tey jii pour indi li nga xam mooy message yu président Youssou Ndour nee na këri diine yi dañoo am rôle bu ñu joué ci réew mi surtout fii ñu toll nii ci paalu mbas mi rôle boobu muy joué nag képp koo xam ni da nga yor kër goo xam ni ci war a taskatu xabaar nga war nga ci am taxawaay. délégation bi nag def na tour dem na kër xalif dem kër imam jaar kër porte parole fu ne ñu terto ko terto bu mucc ayib. mu nit bu ngeen demee ni ngeen yóbbaale sama yéene ci bis bi ak ndox moo xam dinañ ko mën a jariñoo bu ngeen demee ngeen wax sëriñ bi tamit ni ko fii ñu toll ci mbas mi soxla nañ ñaanam pour réew mi mbas mi jële ko yàlla jële ko fi waaye soxla nañ ñaanam pour groupe bi ndax groupe bi bu fekkee dafa nekk numéro 1 ci Sénégal directeur général président directeur général nee na bëgg na mu nekk numéro 1 ci Afrique de l'Ouest te loolu bu ko bëggee nekk fokk mu tonk ci tànk ki nga xam sax mënul dox jéego ya waaye mu jéem dox jéego ki nga xam ni mooy Maulana Cheikh Ibrahim mi nga xam ni intégration africaine bu ñu koy wax moo ko njëkk a def ci li nga xam mooy wàllu diine. kii di xalif bu bees bu Medina Baye nag di Cheikh Mahi Niass gannaaw bu mu dégloo ki nga xamante ni moom moo jukkil kaddu président groupe Futurs Médias moom xalif bi daal dinay rafetlu bu baax a baax liggéey bu rafet bi mu jàpp ne GFM moo ngi koy def ci askan wi mu di koy ñaanal bu baax a baax. mu ne yal na yàlla yokk seen daraja. mu ne yal na yàlla yokk daraja rajo bi ak télévision bi mu ne bam àgg fi ngeen mébét groupe bi yëpp egg fa. boo weesoo support médiatique yëpp yi nga xamante ni groupe bi am na ko nag mobiliser leen ngir couverture gàmmuwaat bi de groupe bi daal dina ci teg benn enveloppe bu xaalis andi tamit ndoxu eau minérale bu bëri bëri.
ñu soobu ci beneen ponk bu ñu doon junj ci ndorteelu xibaar yi muy élection bi am fële ca États-Unis diggante Donald Trump ak Joe Biden am na ku ci indi nag ab jàngat di professeur ci IFAN Mame Marama Seck lay wuyoo moom di wax ci jamono ji américain yi ak seen tolluwaay ni ñu demee voté ji ak réaction yu njëkk yu Donald Trump ak Joe Biden ay waxtu ginnaaw ba ñu dooree seen élection boobule Mamadou Fall bu dee élément bi noppi na ñu ànd ceeg moom moo ñu ci defal ab gëstu. And we were getting ready for a big celebration. génn Donald Trump bi laata résultat yi di génn mooy wane ni élection bile dafa particulière président sortant bu utiliser li nga xam te ni moo di bataille communication ci États-Unis lu ñu mësul gis la. bataille d'opinion la xam nga ku ci ne am nga say ñoñ am nga ñu la jàppale am nga ñu bëgg nga gagné. bu Biden jógee wax ak ay ñoñom ni leen ñàkkaguma waaye ñàkkaguma donc na ngeen taxaw temm xaar ba ñu xam fan la mbir mi di jóge di dem Trump tontu ko ni moom gagné na daanaka yëf doon nag lu njëkk loo xamante ni war nañu xaar ay waxtu jàpp bis ngir rek mën a am li nga xam te ni moo di tendance yi mën a xam kon kan mooy gagné bile xaarandi nag suñu ko gis ci États-Unis li ko waral moo di. élection bi dafa xaw a doy waar ndax ñu bari voté nañu laata élection bi di ñëw ndax jàngoro ji moo taxoon donc ñu jël seeni bulletin def ko ñuy voté def ko ci enveloppe yónnee ci poste bi mu war a àgg loolu nag bari lool. ñu wax ni 100 millions de personnes woote nañu ci loolu ñu war a nag wàññi xob yooyu pour xam kan moo gagné loolu nag. lopp kon téeméeri junni millions ay américains ñoo def li nga xamante ni moo di vote par correspondance mobilisation boobee rek wane kon solo si nga xamante ni rek élection bi amal na leen ko te ñoom ñooy di vote par correspondance bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy wane kii gagné bi la élection waaye Donald Trump mel ni dafa ragal vote googee sàkku rek ñu arrêté li nga xamante ni moo di comptage yi ci vote par correspondance. jërëjëf Mamadou Fall dañuy soobu ci waxtaan wi ak sunu gañ li ñu leen ko doon waxee Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk chercheur ci université bu Baltimore foofu ca États-Unis xam-xamam màcc ci wàllu administration publique ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi leen di delloo ziar soxna si di am mbégte ci tawaay. gis nañ ko sànq ci réaction Trump yi dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti waaye xañ na balaa ñu cee soobu bu baax a baax ci tënk rek xañ na bëri na ay sénégalais yoo xam ne xamuñu trop système de vote bu États-Unis ndax nekk na système bu spécial boo xam ne wute na ak ci réew yu bëri ndax ci tënk tuuti rek mën nga ko expliquer tuuti sénégalais yi. système de vote américain mën naa wax ne système bu différent la ak système yi ñu gën a xam fii ci Afrique mais toujours est-il que am na différence bu mag par rapport ak suñu système yi nga xam ne moom la ñu gën a xam fii ci Amérique mais toujours dafay nekk ne élection boo xoolee daanaka ci àdduna bi yëpp daanaka façon bi du li muy varié du bëri waaw li muy varié du bëri voilà donc mu des nag ndaxam spécialité bi am ni tey nga xam ne mooy élection boo xam ne dafa nekk haute tension nekk élection boo xam ne ni bu très serré est-ce que ndaxam Donald Trump dina ciy génn ak bu ciy génn naka la ciy génnee donc la question je crois que moom mooy ndaxam Donald Trump va encore refaire mentir les sondeurs. waaw parce que ci élection bu mujj bi dañoo ne woon 2016 sondage yi li ñu waxoon Hillary lañ jëloon ne moom mooy gagné te élection yi tamit Biden daanaka la ñu wax waaye jamono ji booy wax li français naan coude à coude maanaam li leen wutale soriwuñu surtout ci wàllum grands électeurs yi booy xool kee mi ngi am 238 bu ma juumul kee 213 maanaam li leen wutale bëriwul daal. mais li leen di séparer mooy en général mooy li ñuy wax dafa am ñuy wax Amérique Trump size dañuy wax size Trump mooy électeur discret yoo xam ne nii ñoom Donald Trump la ñuy voteel mais alors que lorsque les sondeurs les appellent pour leur dire hey who you gonna vote for dañ naan la I don't know donc du ñu wax ne exactement Donald Trump la ñuy voteel. mooy li ñuy wax la majorité silencieuse. voilà la majorité du ñu wax fi ñu féete daal. du ñu wax fi ñu féete mais dañu naan la xamuñu alors que dans leur tête
décidé nañ pour que voter Donald Trump. décidé nañ pour que voter Donald Trump. donc loolu mooy li nga xam ne nii moo nekk mooy différence bi mooy war a def différence peut-être dans les heures qui viennent. alors loolu yaakaar naa ne dinañ ci xam dara ci heures yu ñëw. mais présentement li ñu mën a jàng ci élection bi rek mooy élection bi ce n'est pas une élection de persuasion. mais plutôt une élection de mobilisation. élection de mobilisation la parce que depuis Joe Biden. boo xoolee argument am son seul argument mooy nekkoon ne voter pour moi pour ne pas voter Trump donc loolu moo nekk argument bi du coup amul like un programme boo xoolee les Américains présentement ils s'en foutent des programmes. mais il y a la question des idées en même temps. mais wax na tamit ci li ñuy dund jamono ji muy mbas mi dafa mel ni Joe Biden moom la gën a jiital ci campagne am ndax Donald Trump booy xool boobu ba léegi da doon soofantal. officiellement da doon soofantal jàngoro bi ndax gis nañ ci benn jokkoo bu mu amaloon ak journaliste boobu di Bob Woodward. nekk Washington Post. mooy ba mu doon wax ci téléphone bi ne gëm na ni coronavirus am na ni ko baaxul waaye moom bu génnee ci biti danaan coronavirus nekkul am mais Joe Biden c'est tout à fait le contraire ndax nee na li ñu war a gën a jiital mooy bakkenu américain yi xeex jàngoro bi moom loolu bokk ne xaj na ci li mu doon gën a fësal. waaye xam nga ñu bari dañu ko accuser ne Donald Trump joxul gëdd bi mu war a jox pandémique bi mooy Covid-19 ñu bari dañu jàpp ne Donald Trump jox ko gëdd bi mu ko war a jox alors que présentement américains yu bari majorité bi en tout cas une bonne majorité des américains ñoom dañu jàpp ne Donald Trump duñu ko reprocher par rapport ak Covid-19 bi parce que bien vrai que gestion xëy na dafa am ñu gis ne des na mais am na une bonne partie des américains yoo xam ne ils sont pour Donald Trump quoi qu'il en bilan économique bi la ñuy njëkk a gën a xool positif na pour ñoom parce que xam nañu Trump mi ngi ak ñoom depuis presque 3 ans 4 ans et li mu waxoon yëpp mi ngi koy respecté ba Covid-19 bi dugg du coup ñoom jàpp nañ ne de Covid-19 bi du nekkul ne loo xam ne ni moom mooy problème mu Donald Trump mais Joe Biden diwma wu ce n'est pas une élection une présidentielle de programme donc di li mu mën a indi moom Joe Biden moom mooy ne wax na ne donc élection wu Covid-19 la donc moom joxul gëdd bi mu war a jox Covid-19 du coup bu fekkente ne dina am dara foofu la war a mën a amee dara moom Joe Biden. dinañ dellu si ci yow tuuti Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dañuy dem fële ca Washington fekk fa suñu ndaw la ñu fa teewal di El Hadj Ndaw bu dee jokkoo bi leer na noppi na El Hadj Ndaw ñu ngi lay nuyu di la ziar. allo El Hadj dañoo am jafe-jafe ngir dégg la xanaa ñu xaar as tuut rek ñu jéem a lijjanti loolu ngir son bi mën a baax dégg-dégg bi mën a neex El Hadj Ndaw nekk suñu ndaw li ñu toogal foofule ci États-Unis ak information yu mujj yi foofule xam ngeen ni chaîne yëpp ñoom dañuy joxe information yi ñoom ñëpp ñu bëri sax nag daanaka léegi moom moo ñuy defaral xaj na benn tënk benn synthèse ñu mën a xam li mujjee xew foofule bu dee jokkoo bi noppi na El Hadj Ndaw ñu mën a demaat ànd ak moom sinon rek ñu eggali tuuti ak suñu gan ba ci kanam laataa ñu koy jotaat Cheikh Abdoul Ahad Mbacké li ñuy duppee vote par correspondance wala vote par anticipation États-Unis daanaka ñoom dañ koo def ba noppi dafa mel ni loolu moom moo tax ba yëf yi xaw a yéex am. oui vote par correspondance li ko créé mooy Covid-19 bi parce que bu Covid-19 amul woon parce que Trump doon na opposé parce que républicains yi ñu bari dañu teg ne. voilà ñoom noonu démocrate yi ñoom système boobu la ñuy favorable ci démocrate yi vote par correspondance yi démocrate la gën a favorable alors que moo tax Trump doon opposé ba discours am bu mujj mu def ba il y a quelques heures dafa wane ne vote gars yi mën nañ def fraude mën na am ci vote bi parce que voilà nañu dakkal affaire bi parce que dina leen attaquer Cour suprême pour que ñu dakkal vote bi présentement parce que déjà 100 millions parce que 293 millions d'électeurs et presque 99 000 a priori 100 millions presque voté nañ avant le jour des élections donc ñu bëri dañu teg ne moom mooy gën a favorable par rapport ak Donald Trump. mais aussi am na beneen information moo xam ne ni bu bees la mooy Donald Trump vient aussi de remporter l'état de Floride. Floride waaw fi nga xam ne moo ëpp ay grands électeurs wala mooy li ñuy duppee ay swing states ay grands électeurs. alors mais toujours comme campagne bi ni ko nit ñu bari doon xaaree mooy analystes yu bari ñu doon xaar dañu tegoon ne
de présidentielle américaine bi dina départager ñaari candidats yi ñu xam ki gën a mën ki gën a ëpp xam-xam ki nga xam ne nii moo gën a baax pour Amérique gën a baax pour États-Unis mais toujours que li muy wax ne comme du programme voté leen contre moi donc élection daanaka mën naa wax ne ki le référendum la contre Trump. élection bi voté oui ou non pour Donald Trump. mais Donald Trump aussi tamit am na beneen affaire bi wax depuis 15 jours boo xoolee li muy wax ci Joe Biden mooy day wax ne hey guys do you know who this guy mooy kii nii Joe Biden la donc socialiste la alors il a 78 ans donc am na benn affaire bu mu bëgg a wax foofu il a 78 ans moom mooy il se peut que mun naa ko waxal li mu bëggul wax il se peut que dans les 4 ans qui viennent alors que sa copain mën na dee ci biir mandat bi alors que bu deewee Kamala Harris moom mooy amee li nga xam ne nii moom mooy nekk vice-présidente bu Amérique déjà mooy nekk président mooy remplacer kële mooy remplacer Donald Trump alors que mooy remplacer Joe Biden alors que mais Kamala Harris aussi tamit c'est une incarnation de l'immigration californien progressiste immigration réussite immigration qui est réussie donc Kamala Harris aussi loolu moom mooy Trump aussi tamit di voter anti-Biden parce que Biden bu gagné dans les 4 ans qui viennent donc lu mën a xew dans les 4 ans qui viennent diw moom am na 78 ans alors que américain noonu la ñuy analyser noonu la ñuy xalaatee. waaye li mu ko màggee itam bëriwul de. waaw li mu ko màggee bëriwul mais boo xoolee enthousiasme bi nekk dans le camp des républicains pour ne pas dire Donald Trump boo xoolee enthousiasme gisuñu ko ci biir camp wu Donald Trump. donc toujours moom dafay wane apaisement di wane ne vigilance il faut que Donald Trump dem pour que ñu mën a commencer beneen affaire boo xam ne nii Amérique bu bees lay doon Amérique beaucoup plus ouverte Amérique. ndax scénario bi ñu fi gisoon ci 2000 diggante George Bush ak Al Gore ndax scénario boobu la mën na ñëwaat ren jile xam ne dañuy dem ba ci Cour suprême ngir mu départager ñaari candidats yi. mais parce que présentement tout est possible parce que déjà bu ñu demee ba presque 24 heures après le jour des élections amatuñu lu bëri alors que état yi aussi lu mel ni ki Pennsylvania am nañu autorité pour ne dinañu joxe seen résultat 3 jours après les élections donc lu ne mën na xew diwmaawu Donald Trump aussi nee na dafay attaquer élection bi ci Cour suprême donc du coup mën nañ xaar dans les heures qui viennent lu bëree bëri en même temps américains yi aussi ñu ngi préparer loolu parce que boo xoolee les hôtels ak même les boutiques ñu ngi commencé di fermer seen boutiques yi pour jàpp ne émeute ay lu nekk mën na xew après cette élection cette présidentielle américaine. moom ci boppam sax booy xool dafa mel ni dafa barricadé wu moom Donald Trump fële Maison Blanche parce que booy xool am na ay grilles yu bëri yoo xamante ni nekku fa woon waaye ci guddi gi veille élection bi ci guddi gi lañ ko installé mel ni dafa am lu mu tiit waaye ndax États-Unis nekk na réew moo xam ne ak li mu tekki ci démocratie lu mel noonu war na faa mën a am. oui lu ne mën na fa xew parce que États-Unis aussi pour ne pas dire guerre civile États-Unis aussi dëkk la moo xam ne nii nit ñi li ñuy exprimer wu lu ñuy waxtaanee ci seen biir bu ñu génnee loolu la ñuy def parce que am na benn boutique bu mag bu ñuy wax Walmart dañu wax ne présentement jënd nañu plus de 700 000 armes pour se protéger parce que après les résultats donc lu ne mën na xew. moo tax Amérique guddi mi ngi ci guddi yu sombre. voilà. vente d'armes yi dafa exploser foofu noonu loolu ça nous amène à parler peut-être ci li fa xew fan yële weesu muy ay la mort de George Floyd ak discrimination yi nga xam ne ñu bëri xañ na dañoo jàpp ni loolu que faaw ñu changer xañ na ku leen jiite jamono ji pour ñu mën a indi ay doxalin yu bees ay idéologie yu bees ndax jàpp nga ni ki di Joe Biden buñ demoon ba fal ko moom dina mën a incarner loolu noonu. Joe Biden li muy incarné je crois que. ndax minorité yi tamit daf leen di gën a teg en avant ci campagne bi parce que raison pour laquelle mu jël ku mel ne Kamala Harris. nga xam ne d'origine jamaïcaine la papaam di moins. afro-américaine jamaïcaine ak indienne. mais Joe li muy mën a incarné par rapport à ça du bëri parce qu'il était vice-président bu Obama. pendant 8 ans. alors que deful woon lu bëri. donc jàpp et aussi Amérique quoi qu'on puisse dire du dëkku africain. du dëkku aussi tamit du dëkku africain Amérique dëkku tubaab la. nit ñu weex ñee fa ëpp sax nag nit ñi faral di fàtte yenn saay. et que nit ñu weex ñi aussi tamit il faut noter que ñoom aussi dañu bëgg Donald Trump. et que jàpp ma ne Joe Biden bu ñëwee li muy changé dina bari par rapport ak li fi xew dans le passé. bien vrai que mën nañu ko noter comme benn affaire boo xam ne nii affaire bu compliqué la ci
Black Lives Matter créé na lu bëri parce que gars yi dañu teg ne fi mu ne nii africains yi dañu war a jógaat wala minorités yi dañu war a jógaat imposer seen bopp pour avancer pour changer pour indi leneen et que bu dee Amérique xam nga indi leneen du fa yomb. mais fal nañu ko nit ku ñuul muy Barack Obama faloon nañ ko ci atum 2008 te moo ne nit ku ñuul la te booy xool ay jamono dañ doon wax naan États-Unis xañ na li ñuy duppee les WASP ñoom rek la ñuy fal maanaam ils sont blancs protestants et tout mais apparemment ça a évolué. mais xam nga Obama dafa nekk kimtaanu yàlla Obama nit ku ñuul la mais aussi yaayam tubaab la deuxièmement mu nekk yaayam tubaab la donc nit ku ñuul la koo xam ne exception la ci nit ñu ñuul ñi aussi. waaw voilà et que exception la ci nit ñuul ñi et que sens bi mu am ak courage bi mu am très rare nga gis ko nga xam ne nii aussi da ngay nekk ci Amérique parce que am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne ay nit yu ñuul lañ nekk ci biir mais souvent li leen di manque xëy na c'est mooy li ñuy wax la force de croire et qui leur manque moo manqué minorité bi nekk Amérique mais jàpp ma ne aussi nit ku ñuul mën na changer encore lu bëri ci États-Unis et que loolu dina gën a leer dans le futur. qu'importe ku gagné muy Donald Trump wala Joe Biden loolu ban xañ na conséquence ban njeexital lay am ci ay réewu Afrique yu mel ni ñun ñi Sénégal ndax quoi qu'on puisse dire peut-être on est loin mais près aussi de cette élection là ndax àdduna wërngal këpp booy xool ñëpp ñu ngi braqué seen envoyés spéciaux yeeg seen chaînes yeeg seen bët yëpp foofu noonu. oui xam nga Amérique moo am dayo boobu ci àdduna bi. mooy première puissance mondiale. donc du coup ku nekk yaa ngi xool après une élection américaine luy xew. mais pour ce qui concerne les Africains jàpp ma ne africains yi dinañu gagné dara ci affaire bi. élection bi Amérique la xew waa Amérique ñoo koy def alors que jàpp ma ne dina am benn affaire bu positif par rapport ak dundinu africain ak seen nekkin. et que loolu yaakaar naa ne en tout cas leader africain aussi war nañ ci bàyyi xel xam ne Amérique du pour ñoom Amérique c'est pour les Américains donc Afrique li ko war a pousse mooy leader yi nekk Afrique imposer seen bopp pour jéem a avancer xool li nekk ci biir Afrique ñu génne ko pour mën ko jariñoo ci biir Afrique mais pas bu ñuy xaar élection buy xew Amérique après parce que loolu la gars yi doon wax au temps de Barack Obama. di au moment où c'est un noir rek africain yi dinañ tekki donc dina am benn impact positif par rapport à la vie des Africains et malheureusement ce n'est pas le cas alors que ñu wax ne sax Obama li mu yónniwaat expulsé ci ay africains benn président américain mosu ko def li mu génn ci ay africains yoo xam ne ni ils étaient sans papier li mu ci génn benn président américain mosu ko def du coup lu muy wane rek mooy ne Amérique du pour africains yi ni pour les Européens Amérique c'est pour les Américains voilà. te ñoom sax am na ci yenn américains yoo xam ne boo leen laajee ñoom liñ lay gën a wax sax mooy ni que Donald Trump moom du politicien moom ab homme d'affaires la ab économiste la donc te ñoom seeni poche la ñu gën a farataal booy xool time is money bi ñuy wax maanaam waxtu moom xaalis la rek donc ñoom nee nañ c'est surtout ça xañ na moom mooy motiver seen vote en faveur de Donald Trump ndax moom ab du politicien daal maanaam seen dund li koy gën a yokk li koy gën a ñoŋal li koy gën a baaxal ñoom loolu la ñuy farataal. xam nga li nekk problème bi ci àdduna bi présentement mooy dañu nekk ci benn moment boo xam ne dañu commencer di fàtte wala ñuy lâcher un tout petit peu la politique classique bi ñoom Obama ak gars yi doon créer nekk ci populisme léegi nag populisme boobu Donald Trump nekk moo def ba nga xam ne nii bu ñëwee day wax peuple yi li ñu soxla lu mu naan leen hey you want money let me tell you how you get money. so ne la mën américain la jàng naa li ñëpp jàng mais fexe naa am naa milliard am naa sama avion bopp am naa sama ay hôtel am naa université privée alors que yow loolu ngay wër du coup kële bu ñëwee daf lay tegal yeneen affaires yoo xam ne nii dafay contraire par rapport ak idée bi nga xam ne mooy idée populiste moo tax nag ñi nga xam ne ñooy def la politique classique lii war na leen yee pour ñu xam ne bu ñu continuer nii populisme dina gën a tas gën a yaatu ci àdduna bi et que idée yi nga xam ne nii moom la populisme di avancer est-ce que dina nekk loo xam ne nii lu arranger àdduna bi la dans le futur aussi.
loolu aussi c'est un autre problème. waaw bu fekkente ni El Hadj Ndaw nag suñu ndaw la ñu nekkal foofu ca États-Unis yembul kon rek dañuy tàggatoo ak suñu gan Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu ngi lay sant di la gërëm di fàttali ni chercheur nga ci université bu Baltimore nekk ci état bu Maryland sant la gërëm la bu baax a baax du ñàkk ci yeneen jotaay xibaar dinañ àndaat ak moom wax ci ni mu gën a yaatoo ci élection yi am foofu ci États-Unis dañuy soobu ci li yëglekaay yi xëyee tey jile ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ab sàmm bu bëggee ray ab xajam da koy jëñ ram Sud Quotidien nañu jëf ju ni mel xewit la wu ñuy gis lu bari ci réew mi bari nay responsable yoo xam ne ku ci ànd ak nguur gi bu ñu la wàccee ñaare dañu lay baatal wala ñu gàkkal sab der tam la ngir askan yu weddi la yéenekaay bi nañu nguur gi jaar na fekk Abdoul Mbaye jaar fekk Thierno Alassane Sall jaar fekk Moustapha Diakhaté jaar fekk maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar Dem Dikk journal Sud Quotidien nañu fan yi ñoo ngi dégg xibaar yu ñuy jibal jëm ci di tumal Aminata Touré yorin wu bon ca bopp conseil économique social ak environnemental lii Quotidien nañu loolee moom Aminata Touré bàyyiwu leen ci fa saasa la yëglu tontu ay bañam boole ceekit di leen dànkaafu ci page Facebook am fa la tonto ba xam le ne ci fukki weer ak juróom-benn yi mu def ci bopp conseil économique social ak environnemental amul dara loo xam ne def na ko fa lool bu tëddee mën na koo tere ne rew ba yandoor muy la mu liggéey ci conseil économique social ak environnemental ba ci déclaration de patrimoine ba mu defoon ci OFNAC Mimi nee na ku dem ci conseil économique social ak environnemental fekk ko fa Aminata Touré ne ku bëgg a taxaw naan yaa ngi gàkkal sama der baa nga may jiiñe ko sosala ko tuumal lu ma deful dàqu ma dem ak yow ci yoon fi ma toll ci sama dundu jaam lottu na ci di gàkkal sama der kàdduy Aminata Touré yooyee la journaliste ko xëy teg ci xëtamu njëkk Vox Populi gis ne kii di Aminata Touré pat ak noppi gi mu ne woon ba ñu ko follee ak léegi ca bopp conseil économique social ak environnemental génn na ca ba wax démb tontu ay bañam dànkaafu ay noonam La Tribune ne ko teg ci accélérer la cadence wutali Macky bi li ko merloo ba tax mu génni defante La Tribune mi ngi ñu koy leeralal li muy laaj moom journal La Tribune moo di ci ñi Macky Sall dàq bu yàggul mu di Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye wala Mouhamadou Makhtar Cissé kan ci ñoom moo ciy taxaw jàkkaarloo ak chef bii di Macky Sall Walfadjri nañu ak lu mu ci mën di doon daal li leer moo di moom jàmmu jeex na defante ba door na mortal combat dëggantaan njaay ci la ñu jëm L'Observateur nañu démb ci la ñu gis ci réew mi loo xam ne yaakaaroon nañu ne ba àdduna bi tukki duñu ko gis mu di Abdoul Mbaye muy défendre Aminata Touré ne démb gis nañu message bu mu bind jagleel ko Aminata Touré di ko ca masaw ak di ko ca jàppale bay wax naan ngir yàlla am leen mat ak ngor gu toll ne bu leen nit liggéeyal te ba pare ngeen faye ko leneen lu bokkut ak di wër di gàkkalub deram baa ngeen koy saaga Macky Sall ak ni muy doxalee ki collaborateur am enquête dina kay xëy na di ci enquête ba gis ci ne du doxoon wu rafet ne bu àndee ki collaborateur am ba leen di bàyyi du ci seet dara mu di lool enquête dina kay nee nañu observateur yu bëri nee nañ du lu rafet li ko ñor moom Macky Sall guddi yu ñu toll ba tax mu jël yitteem yépp jëma ci journal bi nee nañu moo di wotey présidentielle yi 2024 yi réew mi quotidien nañu ginnaaw gouvernement bu yees bi njiitu réew mi tëgg keroog ba am ñu mu folli am ñu mu folli am ñu mu fal am ñu mu tuxal ku yóbbu seentuwaat yeneen décret yu yees yu war a wàcc moom njiitu réew mi quotidien mi ngi ñuy wax ne nee na bëggul benn mbumbaay ci passation de service yi nañu ko defee ci ak dal ñu dal ci xët mu njëkk La Tribune fekkaat fa xibaar bi passation de service yi war a am ci ministère yi président Macky Sall nee na bëggu ci benn mbumbaay source soo mel ne ku naan ñu ndax yàlla papa Amadou Ndiaye dégg ko ba xamaale ci boppam ndax moom daanaka dañu koo fal ministre artisanat ak secteur informel rek xelam nekk ci séddoo yëfi ak i ñoñam ay militangam la dajale waxu leen lenn lu dul séddoo bi dina gën a yomb ndax bu njëkkoon dañu ñu doon sédd léegi nag ñun ñooy séddale ñu séddu ji ci L'Observateur ubbi leen ko ubbi teg école ren gi ak xiini miine gi ceem lay waxtaane taxawaay gi ñu ko war a booleel ngir moytul gone yi woppi coronavirus ji ak it ni ñu war a doxaleek élèves yi ci njàng mi njàng mu kawe mi di enseignement supérieur Vox Populi mi ngi ñuy xibaar ne ci 65 000 étudiants yi ñu war a orienté ci université publique ak institut public yi 37 256 ci ñoom jot nañoo bindu 19 953 ci ñiy soogaam li jaasa baccalauréat ñoo tàmbaleegul seeni jéego jëm ci mbindu mi ci campus bi réew mi quotidien moom it joxe ñu xibaar bi noonee demande d'orientation ci université yi fanweeri junni étudiant ak juróom-ñaar yu teg ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn jot nañoo bindu mbëkk mi di immigration clandestine jéggi na dayoo gaali looco yi bàyyee ko Afrique di teere Espagne ak ay immigré doy na waar ndax ci diirub ñaari fan rek ñaari téeméeri doomi aadama ak ñaar fukk ak juróom-ñett teer nañu îles Canaries. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ci li yëglekaay xëye tey jile ci kanam tuuti incha allah di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti lay doon bu soobee yàlla mbokk yi yeneen i xibaar 19h30 di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.